Time for Africa Time for Sport mbokk yi nuyu naa leen di leen dalal jàmm si émission bi nga xamante ni moom mooy Time for Sport mu nekk émission boo xamante ni dinañ fi waxtaanee lu jëm ci wàllum tàggat yaram fii si Sénégal waaye tamit bu ñu jógee Sénégal dem fi nga xamante ni moo di Afrique bu ñu jógee Afrique dem ca tugal maanaam bitim réew waaye laata loolu mbokk yi di leen masawu di leen ñaanal jàmm ci koor gi nga xamante ni dugg nañ ko. di ñaan rek nuñ ci duggee bisimilah rahmaani rahim ñu génnee ko alhamdulilahi rabbi alamin donc kon tey li ñu fi nar a waxtaani bokk na si nag Ligue 1 bu Sénégal ndar keppe nañ li nga xamante ni moom mooy fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi ak Ligue 2 bi tamit jeexal nañu fukk ak juróom-ñaareel bi waaye tamit jigéen ñi seen championnat bi tamit mi ngi wéy am na ay match en retard yi nga xamante ni jotoon na fi jaar nag ci weekend bi ci diwaanu Afrique tamit wàllum tënk ci xibaar am na li nga xamante ni taataan nañu ko rawatina sax li jëm ci wàllum élection fédération ivoirienne de football ak Didier Drogba mi sampati ndëndëm waaye tamit ay yeneen entraîneurs yi nga xamante ni soo moytuwul da ñàkk seen place bu ñu fa jógee nag dem fa nga xamante ni moo di bitim réew wax lu jëm ci championnat bu Angleterre waaye tamit bu fi nga xam ne mooy Espagne ak tamit France léegi ñu ñëw yaatal. mbokk yi kon dal leen jàmm ñu doore ko nag ak Ligue 1 bu Sénégal xam ngeen nag fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi jeexal nañu ko ci li nga xamante moo di weekend bi choc yu métti nag amoon nañu rawatina nag choc bu ñu naan le choc au sommet diggante Casa Sport ak équipe bi nga xamante ni moom moo di Génération Foot. match bi nag mi ngi mujjoon amee foofee sa stade Aline Sitoé Diatta Casa Sport moo mujj am ndam nag ñaari wala sax benn bal ci dara mu nekk match boo xamante météo na lool waaye nag équipe faño bu Casa Sport moom mujj am ndam ci Génération Foot bu Madi Touré benn bal ci dara beneen choc tamit amoon na diggante wala sax derby diggante équipe bi nga xamante ne mooy AS Pikine ak Jaraaf match bu métti ñu duppee ko nag derby bu Ndakaaru AS Pikine moo mujj am ndam AS Pikine moo mujj dóor Jaraaf ñaari bal ci dara kon Jaraaf dafa daanu ci weekend bi foofu ci stade Alassane Djigo 2-0 beneen match tamit bu métti woon ñu ko doon xaarandi muy le choc des académiciens Jambar à Dakar Sacré-Cœur Jambar ginnaaw bi mu nekk si ay jafe-jafe kon moom mujj na am ndam si kaw Dakar Sacré-Cœur benn bal ci dara AS Douane dafa dóor équipe bi nga xamante mooy Mbour Petite Côte benn bal ci dara US Gorée moom Guédiawaye football club moom moo ko dóor benn bal ci dara Seneps Linguère moo ko fekk ji dóor ko benn bal ci dara match bi nag nga xamante ni moom moo bett ñu bëri mooy Njàmbur mi dalal ba noppi Tëngéej FC dóor ko ñaari bal ci benn loolu nag mën na am bettaatewul parce que Tëngéej moom jamono ji dara doxu fa ndaxte gis nañu boobu ba léegi am na ay jafe-jafe ngir nag am ay ndam mais Njàmbur moom xam ngeen ne si 16e journée bi fukk ak juróom-benneel bi dafa daan équipe bi di US Gorée benn bal ci dara fii ci Ndakaaru mu dalal équipe bi nga xamante ni mooy Tëngéej FC daan ko ñaari bal ci benn moo tax nag bu ñu xoolee match boobu kon victoire bi am na ay conséquences ci tableau bi ndaxte bu ñu xoolee équipe bi nga xamante ni moom moo di Njàmbur dafa jógee si fukk ak ñeenteelu place bi dem nag ci fukk ak ñaareelu place mooy 12e place. ñu wax ci classement bi Casa Sport kon moom moo jiitu léegi am na nag 32 points jiitu équipe bi di Génération Foot ñaari poñ Génération Foot moo nekk si deuxième place bi am na ko 30 poñ AS Pikine ginnaaw ndam yi nga xamante ni teglante na ko kon dafa yéeg si podium bi nekk 3e am 26 points Guédiawaye moom gis ngeen ko xam nga nekkoon na fi sax leader mais Guédiawaye boobu ba léegi daanaka mu ngi wàcc si ñëw ne ba 4e am 26 points AS Douane 5e 6e Jambar Jaraaf 7e 8e Linguère 12e Njàmbur équipe bi nga xamante ni moom mooy kon Mbour Petite Côte moom moo nekk si zone de relégation bi jamono ji wuutu fa nag équipe bi nga xamante moom moo di Njàmbur de Louga. voilà kon noonu la fa demee ci li nga xamante mooy 17e journée Ligue 1 bu Sénégal waaye tamit Ligue 2 bi tamit ndar keppe nañ seen 17e journée fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi ndar keppe nañ ko Walidane moom moo gën di maintenir la cadence ba léegi maanaam moo gën di dëgëral boppam ci boppu classement bi bu ñu fàttalee woon nag Walidane moom ren la yegsi si Ligue 2 bi ginnaaw bi mu jógee si National 1 dafa yegsi si Ligue 2 bi waaye nag wax dëgg yàlla bàyyiwul mbir mi ak ñi nga xamante ni ñoom la fekk si Ligue 2 bi ndaxte boobu ba léegi moom moo jiitu dafa dóor équipe di Kër Madior bu Mbour 1-0
beneen équipe bu Thiès tamit di Thiès FC moom tamit mu ngi góorgóorlu bu baax a baax dafa dóor équipe bu Ñaari Tali xam ngeen ne Ñaari Tali dafa wàcc jóge ci ni ñu koy waxee ci Ligue 1 bi wàcce ci Ligue 2 bi moom Ñaari Tali dañu ko dóor 2 buts à 1. Stade de Mbour dafa remporter derby bu ñu naan derby de Mbour. Stade de Mbour ak Demba Diop FC ñoom ñoo doon laale ñaari équipe yu Mbour yooyu Demba Diop FC moom moo mujj ñàkk ci kanam Stade de Mbour benn bal ci dara mu nekk kon ndam loo xamante ni yaakaar naa ne dina tax nag équipe bii di Stade de Mbour gën a sànni karawaas jëm ci kaw parce que bu ñu xoolee classement bi kon moom ñaari poñ dong la ko équipe bii di Walidane jiitu léegi yeneen résultats yi jamono Fatick dafa daanu ci dëkkam ci kanamu Port bu Ndakaaru 2 buts à 1 Duc dafa témbu ak Sonacos bu Diourbel ku ne am ñaar équipe bi nga xamante ni moo di ISO dafa daanu ci kanam Amitié FC ñaari bal wala benn bal ci dara Stade de Mbour wax naa ko sànq moom moo dóor Demba Diop FC benn bal ci dara Renaissance ak Oslo dañoo témboo ku ne am benn bal donc bu ñu xoolee kon résultats yi équipe yu Thiès yi def nañ jaloore équipe bu Thiès yi parce que Walidane dafa daan Thiès FC dafa daan Amitié FC dafa daan voilà donc bu ñu xoolee kon ñoom ñi nga xamante ñoom ne waa Thiès gàcce ngalaama dëkk ñoom Mohamed Diop voilà donc mi ngi noonu classement bi kon nii la tëddee équipe bii di Walidane moom moo jiitu am fanweeri poñ ak ñett Stade de Mbour nag moom moo jël ñaareelu place bi am fanweeri poñ ak benn Sonacos nekk 3e am 30 poñ Demba Diop FC moom moo nekk 4e am 27 poñ bu ñu xoolee nag ci suufu tableau bi dañu fay gis équipe bi nga xam ne moo di Duc ak Renaissance jamono ji ñoom ñoo nekk ci zone de relégation maanaam bu fi yemoon tey ñoom dañuy dem ci National 1 voilà ginnaaw Ligue 1 Ligue 2 bi am na ay réactions yi nga xamante ni am nañu ko bu ñu xoolee fële ci diwaanu Ziguinchor capitaine bu Casa Sport bi di Aline Badara Fati xam ngeen ne nag jamono ji mu ngi ci équipe nationale bu Sénégal gardien de but la moom nag Ligue professionnel de football bu Sénégal dañu ko doon tatakal di ko kañ di ko encourager di ko jaajëfal parce que nekk na boo xoolee moom dong moo nekk joueur local bu nekk si équipe nationale bu Sénégal te demoon na tamit fa nga xamante ni moom moo di Coupe d'Afrique nekk aussi champion d'Afrique moo tax nag ñu jox ko ab tableau boo xamante ni tableau d'encouragement la ci kanamu président bi nga xamante ni Seydou Sané ñu ngi fi woon. voilà léegi dañuy def leen rek dem Ziguinchor xool ma bàyyi leen ngeen seetaan image yi nga xamante ni noonu la ñuy sargalee ki nga xamante ni mooy Aline Badara Fati. Ses amis ont quitté la Gambie pour venir suivre ce match ici à Ziguinchor. C'est vrai que son papa devrait venir, mais avec quelques inconvénients, il n'a pas pu venir ici à Ziguinchor. Mais que cela n'empêche, ses amis ont quitté la Gambie, ils sont venus le voir ici. Il a été élu homme du match aujourd'hui, ici au stade Aline Sitoé Diatta, devant des centaines et des centaines de supporters. Et l'équipe du Casa Sport, grâce à cet homme, est venue à vous. Merci. voilà Aline Badara Fati champion du Sénégal parce que daaw tamit ñoom ñoo jël coupe du Sénégal ñu koy jaajëfal bu baax a baax en tout cas am na yaakaar ci moom bu baax a baax parce que taay baa ngi fii voilà donc xanaa humilité bi rek dafa dal nag xale bi dafa dal donc voilà mi ngi noonu kon Casa Sport bu ñu jógee Casa Sport mbokk yi dañuy ñëw fii si Ndakaaru ñu dem fa nga xamante ni mooy stade Alassane Djigo xool quelques minutes wala une minute ñu xool résumé diggante AS Pikine ak Jaraaf but yi nga xamante ni jot nañ ko fay dugal ki njëkk a dugal nag mooy Boubacar Ndiaye Lamine Correa fellu ko voilà ñu ànd ak sama technicien bu mag bi El Hadj Diouf. joxe bal bi ngóor bu daanu ñëw na ci Lamine Correa war na ma amal na benn Lamine Correa ci Siré Ababacar da lay tooyal Ababacar ñëw ci Lamine Correa attention Lamine Correa ci faat équipe capitaine du jour Lamine El Correa le bal de Malick signé le capitaine ci ce match Lamine Aliou 2 buts à 0 pour l'AS Pikine 2 buts à 0 pour l'AS Pikine le break est fait 2 buts à 0 pour l'AS Pikine 2 buts à 0 pour l'AS Pikine
le break est fait, le break est fait. voilà mu ngi noonu kon résumé bu ñu jot am gis ngeen ko di si jaajëfal bu baax a baax waa AS Pikine ak seen télévision boobu parce que permettre nañu yeneen télé yi ñu mun a am yenn image yi voilà donc AS Pikine mi ngi noonu di équipe Massamba Cissé bi ginnaaw football góor ñi Ligue 1 wala sax nga ne D1 bu Sénégal xam ngeen tamit troisième journée match retard amoon na ci week-end bi ci poule A bi les Dourates bu Mbour ñoom nag ñoo daan Gazelle bu Bignona benn bal ci dara mu nekk kon ñetteelu ndam yi nga xam ne dañu ko teglante ñoom waa Mbour yooyu conséquence u ndam li nag moom mooy léegi nag dañoo yéeg si ñaareelu place bi si poule A bi jëlee fa nag équipe bi nga xamante ne mooy équipe bu Kaolack FC Kaolack FC kon léegi moom nekkatul deuxième si poule boobu waaye ba tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo waa Dorat dañuy war a tase si 5e journée bi nag muy match de retard ak équipe bi nga xamante ne mooy Amazone bu Grand Yoff Amazone nag nekk équipe bu mag waa Grand Yoff sama koñ gars yi dañu mun football xale jigéen ñi macha allah boo xoolee sa équipe nationale bu Sénégal bi am nañ ci ay joueuses vraiment ñi nga xamante sont talentueuses ci groupe A bi nag ba tey Aigle bu Médina moom moo nekk ci kaw Aigle bu Médina moom moo nekk ci kaw su ko defee kon Dorat nekk deuxième Dorat bu Mbour ci poule B bi nag ñi nga xamante ni ñoom dañoo yegg si ren ci championnat bi muy USPA équipe bu Parcelles Assainies boobu kon ñoom ñoo jiitu lool sax ñoom ñoo jiitu lool ci poule B bi. voilà loolu nag moo nekk li nga xamante ni mbokk yi am nañ ko fii si Sénégal ci tënk rek xam naa ne li duuf si nag bi xaju si cin li dañuy jóge Sénégal dem fa nga xamante ni moom moo di biir Afrique wax nag lu jëm ci li nga xamante ni mooy Ligue des champions de la CAF. Ligue des champions de la CAF wala nga ne Ligue des champions africaine ren nag Sénégalais yi bokkuñu si yaakaar naa Tëngéej moom mujj a dem mais cette fois-ci Sénégalais yi bokkuñu si léegi nag ginnaaw match de poule yi nga xamante ni jongante nañ ko ba noppi xam nañ nag léegi affiche quart de finale yi voilà quart de finale yi daañu ko door le 15 avril 2022 match bu njëkk bi dina dox diggante OS Sétif bu Algérie di tase ak Espérance Tunis bu Tunisie voilà loolu donc mooy match bu njëkk bi Pedro Luanda bu Angola di tase ak Mamelodi Sundowns bu Afrique du Sud beneen match bi di dox diggante Al Ahli bu Égypte ak équipe bi nga xam ne mooy Raja bu Maroc ñeenteelu match bi di dox Belouizdad ak Wydad bu Maroc donc boo xoolee kon am na ñaari équipe yi nga xamante ñooy Maroc lañu donc mooy affiche yu li nga xamante ni moom mooy quart de finale yi wax naa ko sànq 15 avril lay door waaye nag match retour yi daañu ko door le 22 avril voilà mbokk yi dañuy desandi ba tey si biir Afrique xam ngeen ne voilà li ma duppee nag rubrique brève nag mooy ay information yi nga xamante ni am nañ ko ci biir Afrique dañu koy dooree nag ak équipe bu Libye bu nar a am nag entraîneur bu bees yaakaar naa ne xam ngeen ne kii di Corentin Martins nekkoon entraîneur bu Mauritanie vraiment moom mi nga xamante ni dañu ko limogé dañu tekki ndombo tànkam bu ñu sukkandikoo ci fédération libyenne de football ñoom ñoo xamle nag ci ci week-end bi nee nañ daal ñoom daañu dalal ki nga xamante mooy Corentin Martins mu nekk entraîneur bu Libye voilà kon dafay nag wuutu ki nga xamante ni mooy espagnol bi di Javier Clemente voilà Javier Clemente moom la Corentin Martins di fa wuutu ginnaaw Libye Maroc itamit seen entraîneur bi di Vahid Halilodzic bosnien bi soo moytul kon dinañ ko dàq parce que xam ngeen ne dafa am ñaari joueurs marocains yoo xamante ni muy Mazraoui ak ki nga xamante ni moom mooy nag Hakim Ziyech ñaari ñooñu dañoo am maanaam du ñu laale ak entraîneur bi te loolee nag dafa métti supporters yi bëree bëri moo tax nag jamono ji bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nee nañ daal daañu def ab waxtaan ci fan yi di ñëw waxtaan ak joueurs yi su fekkee nag joueurs yi ñoom dañu dëggal seen bopp ne daal entraîneur bi moom moo leen woowul wala ci ñoom la su fekkee nag mbir mi dafa gàll gauche ci côté entraîneur bi te entraîneur bi moom fas yéenewul woo Hakim Ziyech kon nee nañ dañuy dàq ki nga xamante ni moom mooy Vahid Halilodzic kon bu ñu ko dàqee kan moo fa war a teew xibaar bi di ñu wax ne taag ba tey ñi nga xamante ni daal soo moytul
daañu leen fa gis ñi nga xamante ni mën nañ fay wuutu Vahid Halilhodžić bokk na si nag ki nga xamante ni moom mooy français bi di Claude Puel soo moytul dina nekk candidat waaye tamit Rudi Garcia dina fa nekk candidat waaye tamit Laurent Blanc kon ñett français soo moytul daal ñu ngi fëgg buntu yore équipe bi nga xam ne mooy équipe bu Maroc te xam nga ne Maroc qualifié na coupe du monde donc avantage la si ki nga xamante ni moom moo fay ñëw gën koy gis ci écran yi waaye tamit yore équipe bu mag vraiment Maroc war a nag kon dem ci coupe du monde Qatar 2022. voilà bu ñu jógee Maroc mbokk yi am na beneen xibaar yi nga xamante ni jukkee nañ ko Côte d'Ivoire xam ngeen ne élection fédération internationale bu Côte d'Ivoire maanaam fédération bi jàppoon nañ ko atum 2020 sottiwul parce que amoon na ay jafe-jafe yu fa amoon ba FIFA sax amoon problème ak fédération bi ak candidature bi nga xamante mooy Didier Drogba bi nga xamante ni dañu ko falangoon ngir naka mbirum parrainage waaye tamit code bi nga xamante mooy code de l'élection jamono ji nag nee nañu élection yi kon daañu ko amal le 23 avril bii di ñëw élection yi daañu ko amal léegi ñi nga xamante ñoom ñooy candidat nag may nañ leen fii ba vendredi bii nii ñuy teg seen candidature ñu càmbaraat ko xool xanaa rek jéem a yaakaar ne bi yoon Didier Drogba moom candidature am daañu ko nangu kon Didier Drogba ancien international éléphant bu mag bi joueur bu Olympique de Marseille waaye tamit Chelsea 2012 moom tamit dafa bëgg a def comme ay moromam ku ci mel ni Samuel Eto'o jiite fédération bu dëkkam ki nga xamante ni nag kon Didier Drogba ñi nga xamante ni ñoom ñooy principaux maanaam rivalam ñu muy xeexal pour jot poste bi ñaar ñi nga xamante ñoo ko gën a mën a yaakaar ñoom lañ gën a yaakaar ne dinañ ko jombal ci mbir yi muy nag Idriss Diallo ak Sori Diabaté ñoom bu ñu xoolee élection yi nga xamante ni moom lañ bëggoon tëgg sax ci atum 2020 bi ñoom ñii daanaka feeñoon nañ ci voilà mais tamit am na yeneen ñaar ñoo xamante wala yeneen ñett ñoo xamante ni ñoom tamit ñu ngi ci course bi ku ci mel ni Konan Kouakou mu ngi ci biir ak tamit Yaté Elel moom tamit mu ngi ci biir waaye tamit Aka Arnaud moom tamit mu ngi ci course bi donc kon yaakaar nañu ne élection yi bi yoon dina jaar yoon Côte d'Ivoire Didier Drogba di daagaan poste bu fédération ivoirienne de football ginnaaw loolu ñu àddu jëmale ci leneen muy éliminatoire CHAN nag bu ñu ko waxee beneen compétition la yaakaar naa ne ñu bëri xam nañ ko Sénégal mos na dem ba finale si je ne me trompe pas c'était en 2008 contre Ghana muy championnat d'Afrique des nations muy compétition bi nga xamante ni Afrique dong le concerné te joueurs yi nga xamante ñoom ñoo koy def si championnat yi la ñuy jógee réew bu nekk dafay fexe am équipe nationale boo xamante ni si championnat am la koy jëlee mu dem jongante voilà donc éliminatoire yi CAF nee na daañu ko door nag le 28 avril wala tirage au sort éliminatoire yi wala tirage au sort éliminatoire yi parce que Coupe d'Afrique bi dina am 8 jàpp 31 janvier 2023 le 28 avril donc la ñuy def tirage bi suñu defee tirage bi réew bu nekk na xam kan lay tasel mais li bees ci information bi rek mooy ñi nga xamante ñoom ñu engagé wu naana war a bokk ci compétition boobu ñoom ba léegi kenn fësalagul ne daf ci bokk maanaam xamaguñ ñi nga xamante ñoom ñooy bokk ci éliminatoire CHAN 2023 boobu nga xamante ni ñu ngi ko war a tëggee foofee ci diwaanu Maroc beneen tirage au sort mooy Coupe d'Afrique jigéen ñi xam nga ne Sénégal qualifié na ginnaaw 10 ans yi nga xamante ni Sénégal yeggul ci coupe boobu kon Sénégal le 25 avril ginnaaw bi ñu defee tirage bi dina xam kon ñan la bokkal poule mu nekk loo xamante ni daal kon dina amee foofee ci diwaanu Maroc Coupe d'Afrique bi nee na nag tirage bi dinañu ko amal la bu 20h30 jotee maanaam le 25 avril bu 20h30 jotee bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ni waa CAF joxe nañu ko. bu ñu xoolee nag compétition boobu li ci bees mooy bu njëkk ba juróom-ñetti réew la woon mais ginnaaw règlement bi nga xamante ni CAF indiwaat na ko yokk nañ lim bi ba fukk ak ñaar maanaam 12 nations jamono ji ñoom ñooy xëccoo Coupe d'Afrique des Nations féminine gan ñi nag gan ñi bokk na ci Burkina Faso Togo Botswana ak Burundi ñoom mosuñ ñëw ci li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique bi
Nigéria nag moom daanaka moom jàpp ne moom mooy champion d'Afrique parce que ñetti yoon jël na coupe d'Afrique bi ñetti yoon jigéen ñi Nigéria jël na ko waaye kenn du fàtte équipe bi nga xamante mooy Cameroun aussi kon 12 qualifiés ñoo nekk nii Maroc la moom mi dalal gan ñi équipe bi nga xamante mooy Ouganda Burundi Zambie Nigéria Sénégal Afrique du Sud Tunisie Cameroun Togo ak Burkina Faso donc mu ngi noonu mu nekk réew yi nga xamante ne kon ñoom ñoo war a xëccoo lii di Coupe d'Afrique des Nations jigéen ñi. voilà donc mbokk yi mu ngi noonu yegg si nañ nag ci beneen pàcc gu mujj gi xanaa rek dañuy def benn pause rek ñëw wax tuuti ci xibaaru bitim réew. yegg si nañ nag ci cappaandaw gi muy nag xibaaru bitim réew. ci wàllum football xam ngeen nag ñi ngi waaj a jeexal championnat yi mais nag yombul dañu koy dooree fa nga xamante mooy Premier League bu Angleterre démb lañ doon wéyal li nga xamante moom mooy 33e journée bi kon ñu jàpp ne kon 5 journée rek moom moo ci des waaye nag course bi ba tey kenn xamagul kan mooy jël titre bi si diggante Manchester City ak Liverpool démb nag seen match bi météo na lool ñoom Sadio Mané ak Manchester City. donte City moo gënoon a acculé les xeet si biir terrain bi demoon na sax boobu waaj a koy dóor waaye nag doomu sénégalais bi di Sadio Mané gis ngeen ko noonu moom moo dugal ñaareelu but mu nekk égalisation 2 buts partout donte sax dafa wooroon moom ak Mohamed Salah ak Riyad Mahrez mais nag mënoo sentir na sax Sadio dafa woor si biir terrain bi xanaa bi muy génn rek gis nañ ci image yi bët yi xaw nañu dem ak tuñ bi xawoon vraiment métti na lool man su préféré sax ñuy jéem a xool bu baax a baax su fekkee match bi ñi nga xamante ni ay jullit lañ dañoo or pourquoi pas ñu jéem a def match bi nga xamante ni après dog parce que démb gis nañ diggante Everton ak ki mu doon tasel am na joueur musulman yu bëri match da leen fekk ci match bi dañu mujj arrêté di dog donc loolu tamit dañ koy rafetlu bu baax a baax mais du yomb pour ñu à cause du Ramadan ci tubaab bi ñu jéem a décaler un peu heure match yi nga xamante ni musulman yi ñu ngi fa mais comme nuñ koy defee rek dog bu jotee ñu may joueurs yi ñu dog su ko defee ñu continuer match bi. City ak Liverpool pënd ba wureegul parce que 74-73 benn poñ moo nekk seen diggante donc kon te ñoom rakkate ko nañ léegi kenn dootul jouer ak sa morom. parce que seen deuxième match joué nañ ko donc ku fakkat sàll si yoon bi rek yow soo moytul yow sa morom moom mooy ñëw en tout cas City démb dafa nul kon ci dëkkam Etihad Stadium 2 buts partout Sadio Mané moo égalisé comme ni ma ko waxee sànq voilà benn poñ moo nekk seen diggante te juróomi journée moo ci des. fële si diwaanu Espagne Real Madrid ak Barcelone xam naa ne course bi moom daanaka nu ñu koy waxee Barça moom ren nu ñu koy waxee warul fasu naaru góor. mbootu mu damu tànk loolu la war parce que 12 points yoo xamante ni Real Madrid dafa am moom la ko jiitoo yaakaar naa du yomb ci 30 ci ni nga xamante ni moom mooy fanweer ak benn journée maanaam juróom-ñaari journée moo des est-ce que Real Madrid dina ñàkk 12 points est-ce que Barça du ñàkk si diggante bi en tout cas Barça moom mooy deuxième même point que Séville am 60 points équipe bi di Real Madrid am 72 waaye nag jeexagul. man nag catalan la waaye am naa yaakaar bu baax a baax waaye nag Karim Benzema ak li muy dugal naar bi lu muy dugal dafa bëri mais tamit match bi nag bëri na penalty raté 2 penalty marqué vraiment doy na waar et puis il y a des choses yoo xamante dañ ko war a xool parce que y a un penalty boo xamante ni c'était un peu litigieux le deuxième penalty de Karim Benzema. voilà kon mi ngi noonu Barcelone moom mi nga xam ne mooy deuxième match bu métti amoon digganteem ak Levante bu Morales dugal penalty ñoom tamit seen penalty yi bëri yoon na lool match bi yëpp penalty la ci seen côté voilà kon Barcelone daf ko mujj remonté dóor ko 3-2 ki nga xamante ni mooy Luc de Jong moom moo jógee ci banc yi ñëw permettre équipe bi nga xamante ni moom mooy Barcelone gagné match boobu su ko ba mu ko defee nag ci la jël deuxième place bi ci kanamu Séville ñoom ñaar ñëpp am nag 60
poñ kon mu ngi noonu course bu jeexagul si diggante ñooñu. voilà bu ñu jógee fi nga xamante ni moom mooy Espagne dañuy dem nag jeexalee ko France foofu tamit xam ngeen ne ñu ngi waaj a jeexal mbiri 31e journée Paris Saint-Germain mu nekkoon si ay jafe-jafe nag dafa mujj labbali Clermont fekki ko dëkkam 6-1 la ko dóor juróom-benn bal ci benn mu am fa nag loo xamante ni jafe na si match muy diggante Mbappé ak Neymar ku ne ñetti but la dugal maa ngi wax sànq sax sama gars yi may leen li waa léegi ku dugal ñetti but moom naka lay def ak bal bi parce que boo triplé nee da ngay yóbbu bal bi te terrain bi benn bal moo fa nekk benn bal moo nekk si biir terrain bi donte am na yu nekk si biti mais bal bi nga xamante ni moom la arbitre bi sifflé fin n'est-ce pas boobu la ñuy jël jox ko triplé léegi nag Neymar ak Mbappé ñoom ñaar ñëpp dañoo am ñetti but xaw ma nag kan ma yóbbu bal bi si ñoom ñaar peut-être El Hadj Diouf dina ma jox réponse bi su ma pare prochain numéro ma jox leen ko. voilà donc kon PSG moo gën di sànni Karawaas moom tamit am 71 points jiitu lool sax ki nga xamante moom mooy deuxième Olympique de Marseille 59 points. voilà Olympique de Marseille démb moom moo dóor kon 2-0 Bamba Dieng doomu sénégalais bi moom tamit dugal na but à la 9e minute kola moom nag kon léegi mu ngi foofu di gën di dugal ay but voilà. mi ngi doon mbokk yi kon dafa mel ni jeexal nañ émission bi jeex na waaye nag damay samp benn laaj rek ku ko xam si commentaire yi mu def ko surtout ñi nga xamante ni ay sénégalais lañ dañuy laaj championnat bu Sénégal ñaata club la Ligue 1 bi Ligue 1 Sénégal ñaata club la ngeen tontu ci commentaire yi voilà. mu ngi noonu kon El Hadj kon yaakaar naa ne émission bi jeex na di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaan tamit ngeen di abonné Time for Africa mu nekk télé boo xamante ni mbokk yi ngeen ci abonné parce que li fiy jógee si wàllum xibaar ak information dëgg yàlla mënees na ko wuute di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan si yéen di leen jox dig daje ba beneen yoon.